boobu jërëjëf daleen nag jàmm ci ñaareelu xaaju xibaar yi rawatina ci mi-journée ni ñu leen ko junjee sànq nag gëstu bés bi dañ ko jagleel yokkute ci wàllu tarif yi fële ca douane lu nu mel nag dina gàkkal liggéeyu ñi nga xam ne ñoo di opérateur économique yi ak importateurs yi ba ci lu jëm ci gaf ak réew mi dina am loo xam ne dina ko wàññi du ma ci xuus ba ci yaatu damay bàyyi soxna Mamou Diaby Gassama mu dikk ak ñun ci gëstu bés bi. fii ci Sénégal yokkute li di tarif douanier tax na ba yëngu-yëngu yi demeetu noonu ci lépp lu ñeel wàllub jëndax jaay ndaxte jamono ci ñii di amal ab business jaaykat yi importateurs yi ak ñi di transitaire am nañu lu leen métti. Omar Cissé di njiital commission technique et scientifique kuréel bi ñu duppee association des commerçants industriels du Sénégal maanaam ACIS daal na ñëwaat ci yokkute valeur correctionnelle yi mi nga xamante ne sax dafa jàpp ne ni li mel day répercuté ci tarif douanier bi. jafe-jafe yi ñuy rencontreel ci tarif douanier yi jafe-jafe yu méttee la mooy dañu xëy ñu indil ñu ay yokkute yoo xam ne ci liñ doon fay ci douane mu bari lool ba boo ko fayee jaay bagage yi marchandise mi dana jafe lool ci yow waaye dana jafe it ci consommateur bi ku yokk bi ñu yokk valeur correctionnelle yi loolu mooy indi douane bi du yokk ndax tarif bi moom ci valeur bi lañ koy appliquer donc loolu moo indi yokkute bi. njiital ACIS moom nag weddi na képp ku ne benn yokkute tarif douanier amut. yokkute amul moom jàpp nañ ni képp koo xam ne rek yaa ngi ci milieu bi doo ko wax ndax boo xoolee tey ki nga xam ne dafa doon indi conteneur doon fay 5 millions bi nga xamee ne valeur correctionnelle li génn bu defee calculam dafay multiplier wu par 3 nga xam ne mën na dem ba àgg 15 millions wala 20 millions ci ay droits de douane yu mu war a fay xam nga ko loolu noonu bu fekkee ni am na ko taxaw rek daan na yokkute amul moom dafa comprendre lan moo nekk ci dossier bi. services fiscaux yi wax nañu xoolaat li ñu war a def ngir relever défi bu ñu sukkandikoo ci docteur Alassane Ba di financier ak it di conseiller en planification ca impôts et domaines. tout région yi dañoo bëri ay défi bi nga xam ne premier défi bi mooy défi interconnexion ak modernisation seen système. beneen bi aussi mooy xam ngeen ci intégration la ñu jëm donc am na ay directives yi nga xam ne day harmoniser yenn taxes par exemple les droits d'assises tout ça. donc yooyu aussi ay défi la wante aussi am na défi beneen bu gën a rëy mooy comme ci intégration la ñu jëm dañu am yi nga xam ne ay dispositifs yu ñu tuddee transition fiscale. naka noonu moom ni services fiscaux yi nag ñi ngi amal ab liggéey bu mucc ayib ci lépp lu ñeel koom réew mi. ñoom dañuy protéger tissu industriel bi dañuy protéger tissu économique bi. à la frontière comme ni ñu ko tuddee ñoom ñooy veiller li nga xam ne à la fois ci qualité. ak produits yi fiy dugg mais à la fois ay régulateurs des prix lañ. jaaykat yi dañuy bokk ci ñu di suqali réewu ku Sénégal loolee waral sax ñoom ñi ngi ñaax nguuru ku Sénégal na leen jàppale bu baax a baax. le secteur informel li mu absorbé tey ci chômage bi bari na trop. le public employé de plus de 130 000 Sénégalais. le secteur privé 250 000 le tout boo ko jëloon du weesu 400 000. tout le reste kan moo ko absorbé secteur informel. daa mën a secteur informel ci réew mii di Sénégal. bu ñu ko sàgganee ba mu nërmeelu man jàpp naa ne plus de 80% de l'économie sénégalaise di nërmeel. te nag bokk na ci lu koy nërmeel ñaar yi. DPI ak valeur correctionnelle moom. tant que mi ngi fi. bu ñu sukkandikoo ci docteur Alassane Ba nee na opérateur économique yi ak ñi di yëngu ca douane wax nañ toog waxtaan ngir rek lépp lu ñeel comme réew mi. contribuable bu nekk comme ni ñu tuddee da ngaa war a contribuer au développement du pays donc quoi qu'il en soit wante ñale itam am nañu seeni droit ñuy kaas mais suñu toogee pour man suñu waxee dinañ déggoo préserver intérêt état bi parce que services fiscaux yi aussi ils font tout pour préserver intérêt état yi c'est-à-dire stabilité budgétaire bi aussi rente budgétaire bi dañ koy xool ñu la itam seen intérêt la ñuy préserver. lenn am na moo di li am diggante ñii di liggéey ca douane ak it ñii di yëngu ci lépp lu ñeel wàllum koom fii ci réew mi gis nañ ne seen diggante demewut noonu ndaxte li ñuy def moo di dàqante ginnax muus loolee waral sax nguurug Sénégal war na xool bu baax a baax li mu war a def ngir askan bi dund ci anam bu mucc ayib waaye tamit koom réew mi suqaliku ba sax dàkk.
jërëjëf soxna Mamou Diaby Gassama ni ñu leen ko junjee suñu gan ci mi-journée di El Hadj Moustapha Tall nekk opérateur économique waaye itam di importateur sëñ bi Tall ñu nuyu la dalal la ci mi-journée. waaw maa ngi lay fay Ndeye Fatou di leen gërëm ci invitation bi. di profiter aussi ci plateau bi di nuyu auditeurs yi nga xam ne ñu ngi suivre seen émission bi. di émission bu am solo ñi nga xam ne ñaa ngi koy suivre. di mi-journée di ñaan rek aussi ni lépp lu ma fi wax rek na doon njëriñ. loolu moo tax a jóg traversé circulation beeg. waaw embouteillage yeeg. waaw bon def naa 2 heures de temps pour agsi. donc loolu yaakaar naa ay effort la. donc defuma ko pour wut ci dërëm mais dama ko def pour rek. askan wi mën cee jariñ. parce que lu bon ñun fekkee nañu démb. te it màggataguñu naaxaguñu war nañ mën a wax suñu xalaat ci li nga xam ne mooy secteur privé bi ñu nekk ak secteur économique. waaw moo tax ñu lay jaajëfal bu baax ci li nga ñu wuysee ci mi-journée donte xat-xat yi mayu la ko woon. lu jëm ci tarif douanier yi yokkute bi. nan ngeen koy dundee jamono ji. yokkute bi moom lu normal la. ndax douane. dafay dekki-jekki. gis ni am na disparité parce que douane dafa centralisé mu nekk au niveau central de l'économie. mooy protéger industrie di protéger économie bi di protéger commerçants yi di protéger consommateurs yi. te it mu am luñ ko ay charges yuñ ko maanaam ay objectifs. de recette yoo xam ne dañ ko teg comme ni ñu ko tegee impôt. léegi nag kooku faaw muy xool réellement. waxtu wu ne. lan lay war a def pour loo xam ni dana tax recette yi ñu koy chargé loo li ñu ko toppatooloo. maanaam li ñu ko dajaleloo mu mën koo am amin wu rafet ndax chaque année dañuy naan objectif bi nangam la woon daaw ren bëgg nañ lu ko ëpp. noonu lañ koy defee impôt yi kon ñun opérateur économique yi ñun maanaam li ñuy def dañoo nekk acteur ci économie bi donc suñu wàllu mooy. su fekkee ni état soxla na. ñun dañoo war a ñëw toog seet waxtaan ak état waxtaan ak ay démembrement état ñu xool li nga xam ni moom lañ war a def. ci lu baax ci loo xam ni peut-être du indi ay jafe-jafe loolu moo tax buñ ñu wooyee ci waxtaan dañoo war a wuy ji. bi nga xamee ni nag ñoom bëgg nañoo def ajustement yi. dañoo woote ndaje. nii rek commerçant yi nañu ñëw. importateurs yi nañu ñëw toog douane toog ñu waxtaan. tarif yi fi nekkoon doon ay tarif. maanaam waxtaan ba jubal woon. parce que. économie moo demee woon noonu xam nga économie informelle comme ni ñu ko waxee léegi. commerçant yi maanaam duñu ay informel la ñu nekkuñu ci formel. dañu jëndi conteneur ci àll bi chargé ci ko def ko fourre-tout def ci ay bagages ñëw buñ ñëwee fexe ba génne marchandise moomu jaay ko am ci dara. léegi nag suñ ñëwee war a fay 10 millions buñ ñëwee ci transitaire bi. transitaire bi di ko léegi da nga may jox 10 millions yi ma dem. dédouané sa marchandise mu ne ko man kii bi rek laa soxla génneel ma sama bagage rek laa soxla. léegi nga jël 10 millions jox doo transitaire bi am toog ak douane yi waxtaan. seet nu ñu mën a juboo noo xam ni état dana mën a am dara. transfert bi am dara commerçant bi fa aajam faju loolu lañ nekkee woon buñ nekkee ci loolu nag dox ci lu yàgg ñu gis ni importation yi bari na waaye li ñuy fay ci droit de douane bariwul. douane yi ni kon nag comme nii la demee ñu nit dañu war a feex seetaat suñu tarif yi su ko defee ñu gars yi mën a fay tuuti lu ëpp li ñu daan fay. kon daal njuuj njaaj moo ci amoon. njuuj njaaj moo ci amoon mënu ci ñëwoon ñàkk ndax informel la woon. ndax fourre-tout la ndax du valeur yoo xam ni. dañ koy fixé amul woon tarif da ngay ñëw rek waxaale ba jubóo na boo ko déggee faaw ku ci ne am ci loo ciy am. douane bi dana ci am dara transfert bi dana ci am dara commerçant bi dana ci dara. état nag aussi di am te état lu muy am dafa dem bu yàgg xeeb ko. bëgg ñu yokkal ko parce que ñi nga xam ne ñoo ne ci loolu. gis nañ seen situation donc booy importer ay conteneurs. di ci mën a réaliser yenn bénéfices yi état da koy xam. état da koy xam donc bu xamee ne commerçant yi kat ñu ngi gagné bu baax te état gagnéwul na war a gagné ñu ne nañ ko kii nag comme moom dafa woote waxtaan dañu war a ñëw toog waxtaan mu ne lii kat lañ ma teg ko objectif lii laa war a def damaa war a protéger industrie damaa bëgg aussi objectif yi ma jox yi ma fixé ma atteindre ko dañoo war a toog waxtaan waaye buñ la wooyee waxtaan nga ne doo ñëw waxtaan léegi nga toog sa ruq nit ñi dem di wax di toj di daje ba tarif yi ñu war a def yëpp ñun matal ko. amul benn. kon tarif yi dara bettu leen ci lépp. waxtaan la woon dañ koo waxtaanee ba jubóo bu njëkk loolu amuloon bu njëkk ay valeur administrative la doon am maanaam douane day jékki-jékki rek génnee benn note. yow commerçant bi sax doo ko yëg
transfert bi sax maanaam léeg-léeg du ko yëg mu déclaré par ñu ni ko yëgoon ni mbir yi dafa changé. léegi tarif nangam la nga soog a dem rectifier ji wala sax boo muytul boo ko xamul ba jàllale ko boo léegi jàppal defal la benn PV. muy infraction douanière. te loolu musiba naaru laay la ndax ku ne xam ne code des douanes ni mu mel ni mu grave. kii nag ñëw nii moom damay waxtaan. nañ toog waxtaan li ma bëgg a def dama bëgg waxtaan ak yéen ba def ko noo xam ni du ngeen gaañu ñu duñu gaañu yaa xayti loolu. kon lan moo waraloon grève bi fi amoon jamono yee. grève bi pour wane seen bopp man ni ma ko gisee. ñëw nañ bëgg nañu. ñu xam leen. bëgg nañu ñu tudd leen. bëgg nañu wane seen bopp ci ni ma ko gisee. parce que ay ndaw lañu ñëw nañu ci seen wàllu bopp peut-être bëgg nañ ay poste de responsabilité yaakaar nañ ne bu ñu demee. ci organisation yi duñ fa am benn poste de responsabilité wala leen bëgg am duñ ko am bëgg nañoo bëgg nekk président Sénégal ñëpp dañoo bëgg nekk président. koo gis rek président la bëgg a doon président de ceci ou de président de cela c'est pas mënu continuer. il faut que ñu bàyyi yooyu te liggéey boo ñëwee ci secteur yow fekk ñu defu lu fi nekkoon loo xam ne organisation la mais yaa xaytu bul yokk organisation yi inutilement demal adhéré ci organisation yi. surtout que li fi nekk ëpp na dañ leen war a wàññi. dañoo war a sax def ñu koy waxee sax élection de représentativité syndicale comme ni ko ni ko fi daan waxee ca gannaaw. buñ ko defoon tey. syndicat yi nekk benn syndicat secteur privé seen travailleurs yi seen syndicat benn lay doon. c'est comme CNTS fi nekkoon à l'époque bu njëkk cherche fi nekkoon amuloon ay naa ko amuloon dara benn fi nekkoon. loolu ci loolu la ñu war a dellu su ko defee. politique bi wàññiku ak coow ni wàññiku nit ñi mën a liggéey. yaa ko wax est-ce que du politique bi moo yàq seen milieu bi. waaw politique bi aussi nag yaakaar naa ne joué na ci. parce que. UNACOIS bi muy soog a juddu bi mu ñëwee geste la fi fekkoon daal di ñëw def benn démonstration de force def ville morte maanaam tëj dëkk bi. dara yënguwul en 92 ñu ni lii nag buñ ci jógul fa mu jëm du baax moo tax ñu fexe ba sende ko en deux. UNACOIS nekk ñaari UNACOIS boobu ba léegi UNACOIS amul jàmm ba fi mu ne nii. UNACOIS jàppoo fi nekkoon léegi am na UNACOIS yeesal. UNACOIS jàppoo nag ña fa ne li tax mu demee noonu ñoom dañ faa toog duñ fa jóg kenn du leen changé te loolu mënul nekk mënoo jiite nit ñi abadan da ngay def koy benn at. ba dem sa borom ñëw. mais yow toog rek ni faax chaise bi nooy na rek nga ne du ma fa jóg. parce que am nay intérêt. léegi nag boo xeexee ak moom am problème. xanaa amul ay durée mandat. am na ci kayit yi mais duñ ko respecté. am na ci kayit yi mais duñ ko respecté te association privée la état du ci intervenir. loolu nag la état war a bàyyi état dafa war di intervenir pour au moins di régler yenn problème bu fekkee bëgg na di dégg. li war a dégg maanaam di am interlocuteur bu valable. di bëgg di xam li xew. di ñu ko jox ay propositions yu baax nañu wàññi syndicat yi. fexe ba def organisation élection de représentativité ki nga xam ni moo fi nekk organisation bu taxaw. ñëpp adhéré ci ñi si des disparaître. ñu def ko aussi ci parti politique yi suñ ko deful du ñu dem fenn parce que xoolal tey y a plus de 300 partis. pour la noonu mu nekkee ci politique bi loolu la bëgg a nekk syndicat yi finalement du ñu liggéey tout le temps ñu ngi ci ay grève ñu ngi ci ay marche ñu ngi ci ay ba kañ. waaw yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci wàllu importation jamono ji tolluwaayam lan la. màggat la bu feebar wala mu ngi dox na mu war a demee. importation yi. importation yi baaxul ndax commerçant yi tey mënuñ cee génn. ndax yow maanaam loo xam ne dañ ko libéraliser ku ne ku jóg rek indi. boo ñëwee yow daal di jël sa conteneur teg indi keneen indi conteneur am teg loo bañ sa morom nangu. borom tissu yi dañuy gis da ngay dem indi sa conteneur tissu. waaw ñaar tissu quelque ki nga ci jaay la ci des lamb. ba xewi koo ci gis day daw nii rek mën la taxaw bu taxawee jàpp ko commerçant yi. ñu si baree bari dañu mën la ñàkk bañ la mën a taxaw dañu mën la taxaw buñ taxawoon tey am problème donc dañuy obligé jël bukki sur le bukki rek bañ a taxaw. parce que xam nañ ni perte nañ bu yàgg. loolu pour lan il faut que ñu xoolaat économie Sénégal def état généraux de l'économie. xool li ñu war a def ni ñu war a organiser secteurs yi. pour ñu mën ci génn parce que ñun fekkee nañ démb xam nañ ni économie bi organisé woon ak ni mel tey. waaw na meloon démb bëgg démb. macha allah amul woon benn problème phénomène conteneur yi ñuy daaj ci koñ yeeg bopp mbedd yeeg tali yeeg yooyu nag yooyu yéen bokk na ci seen gestion yëpp mooy informel bi parce que amatul organisation fu waay neex daaj boutique fu waay neex nu waay neex defee activité bi amul benn réglementation ci ba ci sax ñiy importer bateau ceeb dañoo libéraliser commerce bi ko totalement maanaam lu waay neex def loolu nag mënul ànd ak économie bu avancé te yéen da ngeen di am ay agrément am ay kayit yu leen di may ngeen mën a def loolu muy importation loolu laa wax amatul agrément amatul kon soxlaat kon yow bu la neexoon yow ndey faat bu la neexoon tey importer ceeb bu la neexoon def commerce léegi loolu pour lan il faut quand même y a un minimum ñu agréé nit ki parce que kii répondre na ci normes yi am na maanaam remplir na conditions yi ñu soog ko jox agrément
tey xam nga mu ñu agréé woon tey ñuy importer ceeb ñuy importer duñu am problème. parce que agréé wuñ leen. les ténors les premiers ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ci kanam gën a diis ñooy njëkk am problème ñi si def dañ ciy topp benn par benn. multinationales yi sax ñi nga xam ne ay étranger la ñëw indi woon seen alal ak seen i bateau teg ko fi. di ko fi mu ne nii am nañ problème waxuma laa nag nationaux yi. parce que dafa nekk secteur bu gën a garaawati parce que boobu moom. ay bateau yu ay milliards ngay indi ay millions de tonnes bokkul ak benn conteneur bu la naree jaaxal xam nga moom du da nga koy régler du jafe. mais bateau ceeb bu amee problème nooy def. mënoo cee génn. donc dañ ko war a protéger organiser ko ba nga xam ne yow. waaw booy indi ñu ne ñii lañ agréé diw ñoo war a importer ceeb ñooñu lu am na nu muy sax bu demee sax danañ mën a regrouper en pool. di importer di def appel d'offre international ni soxla nañ Sénégal tant de milliers de tonnes. léegi boobaa multinational bu ñëw pays yooyu produire ñooy ñëw ni Sénégal soxla na 500 000 tonnes wala 1 million de tonnes. prix bu dee la ñu koy joxe bu ñu ko joxee prix boobu ñu fixé dollar bi jeex na prix bi du varié. prix bi du varié chaque année chaque mois bateau yi war a ñëw ñu koy war a jël ko mu jeex. su ko defee banques yi duñu am problème importateurs yi duñu am problème état du am problème. consommateur bi du am problème parce que li muy jënd dana sell. waaye nii la gis ngeen ci gannaaw bateau yi fii doon denc ba ceebu pour ñu naan ay ceebu plastique ak ay lu ne am na fi. parce que loolu yëpp. denc bu yàgg bi la woon. ak manque li ko indi mooy organiser wuñ secteur bi. parce que boo indee ceeb bi doo xam kañ koy jaay mën nga ñëw fekk marché bi bouché. waaw boo ko mën la jaay mun na ci magasin yi ba yàqu. loo ci def xam nga defoo ko. est-ce que loolu baax na kon ci santé population yi ko consommé. baaxu ci demul ba ciy baax impropre la ñu wax ceeb yooyu baaxul. ba ñu yóbbu ay gendarme ñu gardé ceeb bi ñu ne non ceeb bi baaxul waaye aliment mën nañu ko def aliment bétail daal di koy sol ci ay saako yu xonq ni aliment bétail la mais du aliment bétail ni ñoo ko lekk. ah oui. kon ci marché bi la dugg après. parce que dañ ko déclassé ni léegi aliment bétail la. ñu waat jaay ko prix aliment bétail ñu soog ko ci ay saako yu xonq def ci aliment bétail. mais ku jëlee ni sama xar laa koy jëndal yóbbu ko sa lekk ko lu ci nit ba. léegi kenn mënu ci dara loolu mooy problème bi. mais ci seen jafe-jafe yooyu yéen patronat bi lan la ci def parce que tam am na patronat bu fi nekk mu ngir. daara patronat ma dañuy tuddee seen bopp patronat. patronat de bureau lañu rek. ay nit la ñoo xam ni ay intellectuel la ñu wax ni moom la ñu. donc seen i bureau la ñuy toog yor seen société. suñu defee appel d'offre ñu fexe ba gagné marché ba dem fournir ñu fay leen et trésor fay leen ñu toog seen loolu mooy seen activité commerciale. xamuñu luy ubbi boutique xamuñu luy jaay taabal xamuñu luy commerce xamuñu ko. li ñu xam mooy créé nañ seen société bu appel d'offre ñëwee ñu participer. mais nag am na regroupement yu ñu def comme CNP wala CNES yoo xam ne da leen di woon yéen moom regroupement yooyu. ci biir da nga fay fekk ay industriel. ñoo xam ne dañoo adhéré parce que ñoom ñoo fa nekk. ñoom mën nañoo wax ak ñoom parce que ay intellectuel lañu. ñoom ñu ñëw jël ma carte membre foofu bokk ca organisation booba. mais ku ci am problème it du mënuñ la ko régler. ñaata ñi industrie ñoo fa am problème mënuñ ko régler man mii di opérateur économique. bi ma amee problème kan moo ma ko régler. en 2004 INACO a ngi foon pourtant. ñaari INACO yëpp a ngi foon seet si ma ñoo bàyyi ñu gérer affaire bi. ñoo koy gérer Idi Thiam ñi ñoo koy gérer. yow bul wax dara ma toog 3 semaines ñu ñëw ni dañuy def benn ville morte 3 semaines après. avant ville morte bi fekk gars yi yàq nañ affaire bi léegi non seulement rek ville morte bi mujj ko def. mais dellusiwaat duñ sax seet si ma. toog seen kër man rek ma ne ci kaso ba mujj ñu jël sama 1 milliard pour ma génn il a fallu que ma fay 1 milliard ñoom ñu ngi toog de mel ni nekkul ci dëkk bi ma génnee man leen waaye lu tax ngeen ñëw seet si ma nii naa leen bàyyee mbir mi bàyyee leen ko. lu ngeen ci mën def xanaa waroon ngeen ñu wax ma. ñu ni non say mbokk ñoo seet si ñu ni léegi nañu arrêté sinon bu ñu arrêté wul doo génn ci kaso bi man li mais est-ce que yéen samay mbokk ngeen seetoon bu ngeen di wax du man ngeen seet si woon. mais loolu pourquoi mënu leen ma ko wax si foofu ma xam nu may def ñu non ñun daal sa genn wàll si ko moom sa yeneen genn wàll say mbokk ko moom ñëw nañ wax ñu loolu donc ñun daal. te wóor na la ne say mbokk defoon loolu. loolu lañ ma wax. ci lañ ma wax ne xam nga pour say mbokk def ko yomb na. état dafa bari doole. mën nga jël benn jigéen ni ko demal seeti mbokk yi Moussa Watal yi. ay frère am yóbbu leen ñu calmer leen. su ko defee bu ngeen demee jiite affaire bi lii ngeen di wax xam nga ku problème mbokkam ne ci problème loo ko wax mu def ko da yaakaar ni loolu muy def moo ko cay génne mi ngi mel ni ku lab ci géej nga tàllal ko paaka da ci jàpp. léegi ñoom ñu ànd ak xale yi dem taaj leen ni voilà ñii kat ay frère Ida Moussa Watal lañu léegi nag dañu bëgg ngeen arrêté li ngeen di def. ci li ñu wax. dañuy bëgg ngeen arrêté li ngeen def sinon bu ngeen ko deful moom du génne ci kaso bi léegi il n'a pas nee na loolu la ñu wax mais même bu ñu leen waxee loolu. war nañ am matu ñëw seet si ma. ñu ma ñun kat bëggoon nañu def li waaye say mbokk ñoo wax ñu nangam ak nangam. mais loolu sax amu ci ñu toog
seetaan daal moo fa am. seetaan ma génn def ay milliards génn. ma génn waa ne la waa d'accord yéen a wax loolu. nangul naa leen ko mais léegi fay naa milliard te waruma fay milliard. waaw du ngeen ci xam. waaw. waaye loolu dañ ko seet. xoolal bu ci waxee ku ci wax dara man loo ci dégg man maa ko wax. ñooñu kenn mus ci sol dàllam wala mu wax ci lenn ci benn plateau wala mu seeti benn kilifa pour loolu te nee na ñoom ñooy défendre commerçant yi fu ñu défendre surtout ina quoi jàppoo bi muy wax. kon kay yéen jubóowu leen seen biir. non wala jàppalante wu leen. ba jàppale woon tuuti loolu mooy indi ñàkk jubóo gi. ñàkk jàppalante mooy indi parce que bu ñu àndee ci mouvement c'est parce que dañu war a jàppalante. parce que booy dem ci réunion di yóbbu di cotiser di def ay mobilisation. loolu yëpp c'est parce que boo bëgg da nga bëgg boo amee problème ñu taxaw ci. waaw waaye du pour nga am problème ñu seetal la. léegi nag boo am problème ñu seetal la boo léegi loolu dem ci mouvement bi da ngay daal di taxaw. mais dafa mel tam ceeb moom daa ànd ak riir wala coow wala gaaf. waaw ndax yow am nga ci problème. Bocar Samba Dièye am ci problème. te yéen lañ gën a ràññee. ci indi ceeb ci réew mi. ceeb lu ci xew te midi bu jot. moom la ñuy teg ci kër yi. àndul ak gaaf àndul ak dara. dara nañ ko ci loolu ñoom ñoo ko defee noonu. nee naa la bu fekkoon bëggoon nañ ñu réussir si ñoom lañ ko doon defee lañ ñuy sant ñu defee ko. te yore nañ ko ñoom 35 ans muy état 35 ans. boo koy libéraliser kay yaa xayti mbulaana doo ko libéraliser ni waa jàkk jàngi noonu ku mën na nodd da nga naan non léegi état ko doon def léegi naa seet ñi nga xam ni remplir nañ condition yu war a mën a tax ñu importer ma agréé leen lu ñu def téléphone dañ ko libéraliser noonu téléphone libéraliser wuñ ko noonu téléphone lu fi nekkoon Sonatel bi ñuy privatiser ku ñu dugal Sentel xaw ma Sonatel xaw ma Sentel Tigo waaw mu joxe licence 50 millions waaw nekk fi di gagné ay milliards Abdoulaye dañoo ni ko non jaay troisième licence bi 100 milliards comme gars yi ne ko 100 milliards mu ne kii nag la mu jëndoon tuuti na ñëw mottali waaw parce que ñu ngi gagné loo ci gis ñu ngi gagné ba léegi Yérim Sow mi ñun bi ñu nekk fii di yor ay opération yu milliards boobu moom xam nga lu mu ñu doon jaay bip access mooy boobu téléphone portable amul téléphone yoo xam ne appareil ñu lay jox yoo xam da nga koy tàkk ñu jël numéro bi bu ñu soxlaa ñu bipale foofu mooy bip ñu bipale nga xool message bi ni sa waa kër soxla nañ la wala si bureau soxla nañ wooteel foofu loolu moo doon message moo doon liggéey mais amul allo léegi nga dem ci cabine téléphonique woote ndax dañ laa soxla foofu génn nga te mënuñu laa jot bip access la moo la wax ni soxla nañ la bu njëkk téléphone portable amul ci la nekkoon moom Yérim Sow bu mu ci nekkee ba mu yàgg nu mu tëdd portable génn asiatique yi commencé génne portable mu daal di ñëw liquider société ba ñu ko ameel bor mu yóbbu leen ci yoon daal dàq personnel ba daal dem xaalis bi mu am mu jënd ci licence Côte d'Ivoire la dem jënd licence am fa am may ko licence jënd ko sax mu koy liggéey ba yàlla def tey bi ko door amee problème mu jaay société yi ay milliards tey mu ñëw investir tey mu ngi Sénégal waaw est-ce que ñun ñi nga xam ne ñoo ko magoon fopp ci liggéey bi fu ñu mujj ñun parce que ci li ñu nekkoon moo baaxul moom la mu nekkoon dafa baax organisé wu ñun li ñu nekk baaxul santul yàlla xëy na xelam moo baaxoon da bu xel mi dafa am chance rek tombé ci secteur bu baax ñun malheureusement secteur bi ñu ne baaxul muy secteur u ceeb te pourtant saa ñu dafa war a baax te war na wax bis bu ne ñu daan ceeb ñu ngi koy bis daan bu ne ñu daan mais ñi ko joxe ñoo ko joxewul joxewul bu baax c'est-à-dire en quelque sorte ni ma mën a gisee ñi politique ñi jiite réew yi surtout au Sénégal dafa mel ni yéenewuñu secteur maanaam opérateur économique am dara parce que bu ñu fekkoon ni bëgg nañ ñu am dara danañu organiser ba nga xam ni danañ mën a am dara mais bu ñu organiser du mën a am dara ba pare nag dañuy taxé informel ça veut dire que ñoom dafa mel ni dañoo bëgg ñun ñu dee ci informel bi dañu mel ni nan lay duru ci ñàkk organisation waaw mais dañuy duñ la bàyyi dañuy wéy ak yow ci journée bi daal di jublu nag ci xew-xew bi muy 1er novembre Toussaint muy bés bi ñu jagleel way daw doy ci suñu mbokk chrétien yi ñu ngi koy waajal fële ca Saint-Lazare ñu ngi koy waajal ñiy jaay fleur ñoom it ñu ngi xaar gan yi dañ ciy bàyyi Safiatou Cissé mu ñëw ñun ci ay leeral ñu dëgmal bés bi ñu jagleel way daw làkku yi comme gi tamit da siy gis boppam bu baax a baax ab doxantu bu ndaw sa sëgu Saint-Lazare bu Béthanie charretier yi ñu fa fekk ak seeni liggéey gis ci seen bopp bu baax a baax. dañuy bale fii instant yi dañuy mbéy ñax mi sarse ko ci oto yi mu dem ci àll ba après dañuy tabaxaat tomb yi quoi ci loolu laa nekk nii ci suuf si laay indi nii ci biir pour ñu tabax tomb yi xam nga parce que fii moom daal ñun daal liggéey daal ba mu rafet daal lañ ci bëgg quoi encore dafa war a set encore parce que ay nit ñoo fi nekk comme ni ñu defaree suñu kër noonu lañ ko war a defaree ba mu normal. sa beneen wàll ba kii di François Diouf di ab jaaykatu fleur di ñu xamle ne nit ñi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaye
des na. ci fet bi lay gën a jar léegi de temps en temps day jar de temps en temps day taxaw même instant yi ñu tox li sax dafa taxaw mais bu ñu demee boo fête des morts bu ñu commencé jege ni dañuy ñëw di béy yeneen yi di jënde fleur di jënde décoration am na ñoo xamante ne it bu ñu demee boobu avant ñu egg foofu dañuy jënd am na ñoo xamante ne it dañu jënd avant ñu commencé dañu jënd yeneen yi de temps en temps yii la ñu gën a jar yu xonq yi yu rose yi yu de temps en temps moom la ñu gën a jënd moom la ñu jënd mais pour nga jënd bi moo gën a yomb nga jëndi bale parce que bee 5000 lay jar beneen bi 2000 francs bale 2500. ay jullee ka ñaan toftalu bëccëg boobee ñu jagleel way daw làkku yi. xam ni non man damaa yéemu sax. jërëjëf Safietou Cissé alors El Hadj Moustapha Tall gis nga ko suñ mbokk chrétien yi ñoom. lu jëm ci sëg yi dafa mel ni am nañ ci toppatoo bu baax. loolu di référence. ban gis-gis nga ci am ci ni ñuy toppatoo seen i sëg. di ko taaral ñoom daal li mu mënuma lu rafetlu. seen melokaan. ñoom yàlla def na am nañu yar bu baax. seen adduna it man ni ma gisee ñuy doxale seen jikko rafet na. seen doxalin rafet na seen biir même dañuy dimbalante. dañuy jàppalante. doo dox mukk ba gis doomu catholique bu réer wala doomu catholique bu def yenn jéey yi. wala nga dégg yenn scandale yi ci ñoom doo ko dégg. yenn wax yi doo ko dégg ci ñoom. te it foofu ñu dëkk boo demee day xam ni ñii. da nga leen ràññee daal. bien que duñu jullit. mais vraiment seen jikko rafet na. jikko ju rafet jooju nag moo waral tey ñu dem ba aussi. seeni way wàññiku dem. ñu denc leen. ñu leen di fàttaliku at mu ne di ko def d'une manière régulière te chaque année ñu mel ni tey lañ ko maanaam day gën a yokk rek di gën a yokk ba tax na te xam nga kuy def lii yaakaar naa ni bu ñu jullee ci seen église du leen fàtte di leen ñaanal kon daal vraiment seen comportement daal vraiment rafetlu naa ko te ba tax di leen sargal ci li ñuy def di leen encourager aussi ci taxawaay bi di leen gën a ñaax rek que ñu gën a taxaw ci li ñuy def parce que lu am solo la. parce que say mbokk yu wàññeeku. nga dem di leen ñaanal baax na. loolu moom lu baax la. waaw ak taaral fañ tëdd taaral nga ñuy taaral sëg yi. macha allah vraiment daal. nit ñu baax lañu daal. nit ñu baax lañu. waaw ñu wax dëkkandoo yu baax lañu daal. wallaay ndeysaan. ñu wax ci leneen mu di wàllum ñetteelu mandat bi. jur na coow ci dëkk bi. ku mel ni Ousmane Ndiaye nag bu M23 ci bu mu jokkoo bi waxtaanee na ak Fatoumata Seye ban gis-gis la ci amal waaye itam yan artu ak dankaafu lay defal njiiti réew mi. su tënkoo ci suñu constitution. ñu teewlu seen jokkoo. Ousmane Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna. yow yaay secrétaire général national bu M23 nekkit membre aar lu ñu bokk Ousmane Ndiaye tey ñuy wax lu jëm ci ñetteelu mandat pour Macky Sall nekk nag loo xam te ne jamono ji daanaka picc yëpp moom la ñuy sabee yéen ñii ci seen mouvement bu M23 la moo ci seen xalaat. waaw ñetteelu mandat bi moom mënuñu tere kenn mu wax ci débat autour de ay ñetteelu mandat waaye gis naa ne loolu gàcce la ci Sénégal. 2019 après li nga xam ne ni moo xewoon 2011 ba 2012 ay nit daal di tayle seen bakkan joxe seen bakkan ngir réew mi ay nit daal di verser beaucoup de sang ay nit ñu daal di leen tëj ci kaso yi li fi xewoon lépp mu nekkoon loo xam ne lu metti woon la ci askan wi waaye askan wi taxaw dëgër xeex ko ba troisième mandat bi jàllul pour Abdoulaye Wade président Macky Sall ñëw ci réew mi daal di moom ci boppam mu pare na réforme constitutionnelle boo xam dafa wax lu leer amul kenn koo xam ne ni war na mën a def ñaari mandat lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo moom xam na ko te askan bi xam na ko askan bi mës a bàyyi troisième mandat di jàll fii ci Sénégal bu ko bëggee mënu ko am bu ko keneen bëggee du ko am bu jotee saa bu xeex jotee askan bi nañ jóg ci xel waane ci fulla ak fayda wax ko non te incha allah xeex boobu moom gëm naa ne askan bi da koy gagné parce que li ñu defoon 23 juin ak li weesu 23 juin ba 2012 seconde alternance am lu raw loolu maanaam mën nañ ko gis bu fekkee ne moom président Macky Sall dafa jéem a déposer troisième candidature loolu daal bu ñu sañoon débat boobu noonu même nit ñi buñ ciy wax mais moom mu ñëwaat leeral nit ñi que ne moom xelam troisième mandat nekku ci bu ci nekkee mënu ko am parce que askan bi dinañ wax déedéet dinañ ko ci kémtu lay kàttan te loolu moom mënul jàll Sénégal troisième mandat. waaw bu fekkee ne nag mbir yi dafa leer ba Macky Sall war a amaat ci ñetteelu candidature xalaatoo ne la amoon 2011 dina fi xewaat. lu ko raw sax lu ko raw parce que nag 2011
boobu c'était une première expérience donc am na lu bari loo xam ne capitalisé nañ ko ci en termes d'expérience yoon yi xam nañ ko fi ñu war a jaar ak ni ñu war a taxawee pour que képp koo xam da nga nekk ci réew mi bëgg a jalgati constitution bi sénégalais xamal nañ ko seen bopp moom président Macky Sall na leeral askan wi mu firndeel la kàddoom nga xam ne yëkkati na ko ba pare mu respecté constitution bi parce que constitution bi nag mooy ndeyu charte réew yëpp te constitution bi li mu wax amul kenn ku mën a def ñaari mandat askan wi duñu ko nangu ci xel fulla ak fayda dinañ taxaw ba nga xam ne troisième mandat du jàll Sénégal troisième mandat jeex na Sénégal mënutul am. Ousmane Ndiaye Walfadjri mu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup jërëjëf. di fàttali ne yow yaay secrétaire général national bu M23 nekkit membre aar lu ñu bokk. El Hadj Moustapha xam naa ne nag wàllu koom-koom sa xam-xam màcc na ci. waaye bii débat nag concerné na la en tant que sénégalais coowal troisième mandat. waaw man daal. comme ni nga ko waxee wàllu koom-koom laa gën a yëngu ci laa gën a am xam-xam. mais politique nag. man am naa ci tuuti expérience parce que yàgg naa quand même di suivre politiciens yi. di suivre ni ñuy gérer réew mi. waaw depuis Senghor. depuis Mamadou Dia Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall donc yaakaar naa war naa ku suivre ñun ñëpp. war nga am expérience. man li ma gis daal mooy. affaire mandat yi. je crois que amul importance. ay troisième quatrième cinquième amul importance xam nga lan mooy importance. électeurs yi. waaw bu ñu taxawee. di wote. danañ xool danañ xam ndax kii. war nañ ko reconduire wala war nañ ko reconduire. parce que même bu doon deuxième mandat mi. buñ ko reconduire dañ koy wàcce. waaw bu defee troisième mandat nag te am résultat. te am résultat te gisuñu peut-être ku ko remplacer. bu ko neexee postuler waaye nag nit ñooy fal. nit ñi ñooy fal. bu boobaa bu insister ñëw ni dama bëgg a def troisième mandat mais bien que au moins ci droit. comme ni ko Wade defe woon. bu ñëwee nit ñi dañuy àtte. population bi. ñi nga xam ne ñooy woote danañ xool ndax kii war nañ ko reconduire wala war nañ ko reconduire. man loolu laa gis. loolu de leer na moom ndax man loolu laa gis quoi voilà peuple moo souverain. donc troisième mandat quatrième mandat deuxième mandat amul importance. li am importance mooy. na liggéey. fexe am ay résultats. yoo xam ne nit ñi dañ ci teg seen bët buñ ci tegee seen bët noo mën a def danañ ko reconduire wala buñ ko reconduire comme ku mu jàppale ñu reconduire ko. waaye nag bu amul résultat waxuma la moom waaye keneen ku mu jàppale sa doom dara. du am dara waaw kon nag man daal. su ma amoon lu ma ko wax dama naan ko na bàyyi affaire troisième mandat quatrième mandat. na liggéey fexe am résultat. teg résultat boo xam nit ñi dañ teg seen bët. waaw nit ñi.